jërë ngeen jëf mbokki internet yi di am mbégte di leen dalal ci Sans Limites ak suñu plateforme digitale yëpp di am mbégte itam jàkkaarloo ki nga xamante ne moom moo di monsieur Alioune Tine nekk nag un fin défenseur des droits de l'homme ngir fas yéene waxtaan ak moom nag lépp lu ñeel actualité fii ci réewum Sénégal laata loolu nag monsieur Tine ñu bàyyi la nga nuyoon teg internet yi les sant ci Sans Limites. waaw maa ngi nuyu seen internet yëpp di leen wax ne ak lépp lu ñu def rek ak lu ñu bëgg seen leader muy politique muy société civile bu mu leen gënal seen réew bu mu leen gënal mukk seen réew waaw loolu laa leen di nuyoo. mu doon nuyoo bu am solo monsieur Tine nekk défenseur des droits de l'homme mu mel nii wax naa ko sànq njëlbeen ba wàllu actualité la ñuy waxtaanee fii ci réewum Sénégal actualité nag du weesu 23 juin bi nga xamante ne nii ni ki démb rek la ñu defaat commémoration si je peux dire ainsi ñu gis ne le 23 juin 2011 10 ans après nga bokkoon ci ñi nga xamante ne nii jotoon nañu manifester contre régime bi nga xamante ne moom moo di président Ablaye Wade ak car bloquant bi nga xamante ne nii moom la bëggoon doxal ngir rek am un ticket présidentiel ñu ñëwaat tey jii nii 23 juin 2021 ñu gis ne rek ñu bëri def nañ seen manifestation itam xëy na ñenn ñi di fàttaliku il y a 10 ans mais bii nii doon beneen contexte ñenn ñi ne troisième mandat du fi jaaree ak nu mu mënti demee rek yow ban lecture nga def ci situation bi de 2011 à 2021 tey situation bi ni mu tëddee. xam nga 23 juin ñun ñu ngi commencé di ci liggéey di ko initier ci suñu bureau RADDHO boobu ñu woon RADDHO à partir du 16 juin bi nga xamee ne kiiw conseil des ministres bi génn na ñu génne aussi suñu slogan touche pas à ma constitution ñu nekk benn comité d'initiative boo xam ne yaa ngi fàttaliku maam Adama Gueye maître maam Adama Gueye ci la nekkoon yaa ngi fàttaliku Penda Mbow moom Penda Mbow ci lañ nekkoon Abdou Aziz Diop bi nekk présidence de la République Mamadou Mbodj bi nekk FASC Marie-Angélique Savané Assane Dioma Ndiaye ak ñoom Cheikh Tidiane Gadio ñoom Abdou Aziz Tall donc bi ñu commencé di def suñu ay conférence de presse nag ci la commencé am impact am tamit ay action yoo xam ne action yu am solo la yoo xam ne c'est des actions individuelles des images très fortes yu mës a gis ku mel ni Cheikh Bamba Dièye bi muy enchaîner boppam ci grille assemblée nationale kooku dafa am impact bu rëy kenn xamul sax nan la toll ci ni mu influencé aussi ak yeneen action yoo xam ni ay ñu mel ni ñoom ay Barthélémy Diaz ñoo ko doon def donc ak ay action yi ñoom Y'en a marre def parce que ñun le 22 dañu amoon benn assemblée générale mooy assemblée générale bi nga xam ni foofu nangam foofu la ñu jëlee d'accord ci touche pas à ma constitution dañuy dem assemblée nationale def manifester ji Daniel Brottier lañ ko def le 22 c'est un vendredi mu fees del ba ñu ne ci biti ils étaient 2 fois plus nombreux loolu yëpp wane woon na rek takku bi nga xam ni kii di peuple sénégalais takku na ko ak appropriation bi nga xam ni peuple sénégalais def na ko si bien que 23 juin bi ñu accès place Soweto ay 9h peuple bi ñoo ñu fa jiitu fees fa del foo xool ñin ñaa ngi jóge di ñëw étudiants yi takku ñëw kenn musul gis lu mel noonu ba pare aussi boole ko ak détermination boole ko aussi ak tey c'est-à-dire que ñin ñi jéemuñu woon di yàq di toj boo leen xoolee te it aussi loolu boo gisee mu am tam il faut ñu quand même gërëme ko Ablaye Wade parce que ci guddi gi Ablaye Wade dafa def benn communiqué de presse ne kenn laaju ko de amuñu daa yoon sax autorisation mi ne la manifestation est autorisée xam nga kooku wute nag bi nga xam ne moom la ñuy fekk fii tey donc mu nekk aussi bés boo xam ne li mu dekkali ci Sénégal dafa am solo lool ça veut dire espèce su dekkal ngor la nit ñi boole nañ ci jom boole ci ngor boole ci fulla boole ci fayda yaakaar naa ne am na yoo xam ni ay valeurs yu gën a yu forte yoo xam ne génn na bés boobu parce que ñëpp a ñëw intellectuels yi politiciens yi mécaniciens yi mag ñi xale yi ay magu 80 ans ñëw boo gisee jigéen ñi ci biir ak image yi
c'est quelque chose d'inouï musuñu am lu mel noonu depuis ñu am indépendance. Alors 10 ans après tey li nga xam ne moom la ñu gën a vraiment mën a naqarlu mooy nit ñi féewaloo 23 juin ak valeurs yi nga xam ne moom moo fi amoon kii di ku jégi ak kii di pouvoir bi dañu waroon a toog ensemble ñu célébrer ko ensemble ñu seet ñun sénégalais yi lan la ñu mun a bokk taxaw ci ba duñu yàq suñu réew comme li nga xam ne moo xew feneen parce que tey suñu réew c'est très fragile yiñ fi gis tey moo situation bi fi ne fii moo yées li amoon période bi nga xam ne moo nekkoon 23 juin tey dañuy wax problème yu waaso daawuñ ko wax même bu daan am wala ñu ko daan wax àggul woon fii xam nga li xew université tiit nañ ci tey boo xoolee aussi autorité état ak autorité présidence am na loo xam ni wàññeeku na ci lu bari te dafa teel nga lakk kër président kooku rek ay indices yoo xam ni war nañu xoolaat war nañ ci réfléchir c'est extrêmement important ak loo mer warul la pousser ba ngay dem nga naan da ngay lakk ay kër président boo xoolee aussi li nga xam ni gis nañ ko tam mooy lakk yi nga xam ni lakk nañ ko ci le mois de mars crise bu metti boobu li ñuy gis tam mooy bon état mooy jëkk def ba nga xam ne doxalinam ak waxalinam ak jëfam dina tax mu am autorité dina tax mu am sécurité par exemple benn chef d'état di génn ànd ak li ñuy wax sécurité d'état mais ci biir mu am ay nervi yu yor yat kooku défaillance su sécurité d'état la parce que mënul ne kooku défaillance su sécurité d'état dañ ko war a corriger très rapidement di jàpp tamit nit ñi di leen dóor ak di leen def lu dul nakasa kooku tamit du renforcer li nga xam ne tamit mooy autorité d'état état sa fonction c'est vrai que état moo am le monopole de la violence moo ko am violence boobu comme yow yaa am monopole bi yow yaa am affaire da nga ko war a gérer de façon boo xam ne tellement rationnelle que bés boo ko génnee ñëpp ni li nga def day noonu la waaw donc yooyu il faut ñu xoolaat ko donc violence bi nga xam ne am na fi perte d'autorité état mi ngi fi perte d'autorité politique mi ngi fi parce que politique yi bu ñu toogee ku ci nekk day tëkku sa morom perte d'autorité scientifique parce que bu ñu demee biir université ba gars yi di këf ay micro ñi nga xam ne ñooy jàngalekat yi wala naan dañ leen di karaté boobu àddina tukki na perte d'autorité religieuse parce que de plus en plus doo duggee ci biir ci biir réseaux sociaux yi da ngay gis quand même xeex la bu rëyal entre soufi ak salafiste ba pare aussi ak attaques yi nga xam ne moom la ñuy attaquer kii religieux yi loolu tax na ba nga xam ne war nañoo dellu si suñu xel pour bennoo ci li nga xam ne mooy jéemale réew mi kanam ci bennoo ci loo xam ne mooy tax ba nga xam ne dëgg-dëgg jàmm dafay am si réew mi ku nekk ca la nga ne mu nekk nguur gi ci ak li muy takku ak di ko def muy jëriñ askan bi ñu ne ko lii baax na muy ku jéggi ci li nga xam ne aussi war na ko def mu jëmale kanam lii baax na ñu toog parce que ay nawle lañ opposition ak pouvoir ay sénégalais lañ ay nawle lañ war ñu nekk fii mel ni ay ennemis di tëkkonte loolu nag la ñu war a arrêté te loolu war na andi waxtaan woo xam ni waxtaan wu am solo la bu ñu buggee dëgg-dëgg am pays boo xam ne aussi mun nañ ko gouverner parce que ingouvernabilité moo ñuy menacé te moo am ci yenn pays yi nga xam ne yépp dañoo màbb te Sénégal quand même dañu am héritage sur le plan démocratique dañu am héritage boo xam ne tamit ay valeurs traditionnelles yu am solo la te il faut que tey ñu tëkku ci loolu démocratie bi nu muy doxee ñu analyser ko donc foog ñu toog am waxtaan wu yaatu ci lii nga xam ne mooy indi fitna ci réew mi ñu fexe nañuy fexe ba nga xam ne dañ koy fànq te ñëpp bokk ci
boo xoolee télévision yi tey ak plateau yi ni muy demee du loo xam ni aussi dafay faj fitna rek lay indi fitna bi ba ngay gis ci télévision bi rek mun na nekk un indicateur ci fitna bi nga xam ne moo nekk ci société yi donc il faut ci ni nga xam ne ñu ngi koy doxalee médias yi parce que bu njëkk ba boo gisee Sénégal avancé éditorialiste yi bu fekkee ne da daan am problème bu fekkee ni nguur gi la ñu wax ko dëgg bu fekkee ni ku jégi la ñu wax ko dëgg mu nekk ay trucs yu am solo ñii nga xam ne tamit ñoom ñooy autorités religieuses yi muy imam yi ñuy wax li nga xam ne lii aussi day fexe ba nga xam ne dafay saxal jàmm intellectuels yi léegi dañu déserté plateau yi dootuñu waxati dootuñu leen dégg il faut ñu dellu si di gindi nit ñi ça c'est extrêmement important puis ñi def plateau yi aussi ñuy choisir ñi nga xam ne am nañ xam-xam muy ci arabe muy ci kii amul distinction parce que xam-xam boo ko même ci wolof xam-xam du parce que da nga am jàng tubaab rek déedéet xam-xam bi mu ngi fépp mu ngi ci suñu biir sax ci suñu ay cosaan ci suñu ay tradition ñu fexe ba nga xam ne tamit ñi nga xam ne tamit ñooy naka lañ koy waxee te communicateurs traditionnels yi du fu am miel rek ñu dem fa déedéet ñoom tam dañ war a am courage parce que dañ leen di déglu li nga xam ne du yoon ñu koy wax waaye bu ñu leen gis rek ñu nekk ci côté nguur gi lu nguur gi def rek ñu ne wa daanakal mu laana ak wala ñu nekk ci côté opposition lu opposition def rek ñu ne wa daanakal mu laana ñoom ci seen bopp tamit dañu war a nekk ay rempart bu fekkee ne yëf yi ñu ngi yàqu jikko yi ñu ngi yàqu loolu yëpp dafa am solo tey ñëpp jóg takku yenn journalistes yi ñëpp jóg takku ñu fexe ba nga xam ne lii di yoon nga xam ne dafa nar a yàq réew mi ñu fexe ba nga xam ne du fa àgg 2024 la ñi di préparer ci élection locale yi te niñ koy préparer dëgg-dëgg jaaxal nañu man damay travailler ci crise yi nekk fii yëpp en Afrique de l'Ouest fii ba Tchad fii ba Mali maa nga ca biir bu ma jógee sax ba ma ko yàggul donc su ma ñëwee fii gis ay indices yoo xam ne yii daf may tiital lu foog moo wax ko nit ñi dégg ko bu baax a baax. Ça suppose que ni on est en train de frôler li nga xamante ne moom la yeneen dëkk yi nga lim nii daal di dund. mais ñi ngi ci yoon bi fi mu ne nii ci yoon bi lañ ne jaayante doole rek moo fi am du jaayante xam-xam du dara du jaayante ay projet de société jaayante doole mooy am te boo déggoo des deux côtés jaayante doole la maa la ëpp doole dinaa war sa kaw takku leen ñu xeex ak ñoom parce que ñoom doole rek lañ xam loolu la ñu déglu mais loolu bu fekkee amut perte de sens la il faut que ñu dellu si parce que perte de sens mooy indi violence politique donc il faut que nguur gi dellu si xelam président de la république dellu si xelam il faut que ñi nga xam ne tamit ñu ngi ci ku jege ñu dellu ci seen xel il faut que ñi nga xam ne tamit ñoom ñooy promouvoir information yi ñoom tamit ñu fexe ba nga xam ne lii di raam te jëm ci ñag bi ñoom ñëpp saxaar sénégalais yëpp taxaw ci képp koo xam ne am nga baat te mun nga wax te li nga xam ni dal na ñeneen ñi parce que ñi dal ñeneen ñi foog ñu jël ci ay leçons boo jëlul leçon ci expérience su ñeneen ñi ak sa propre expérience ñun def nañ assise fàtt nañ lañ fa wax te lu am solo lañ wax te bañ koy def dafa yaatu ñu génn ci lu am solo ñu daal di def le 23 juin mu nekk lu am solo ñëpp bokk d'accord ni le 23 juin am na waaye gis nga niñ ko célébrer parce que dañuy defar lu baax yàqu ko c'est extraordinaire ça veut dire que population yi dañuy jóg xalaat defar taxaw mais champ politique bi bu ñu duggee ci biir rek ak seen xëccoo nguur c'est-à-dire que bu ma maa ngi fi toog alal jaa ngi fi damay toog par force kii danañ ko déggati par force loolu mooy langage boo xam ne moom la ñu commencé di dégg te dafa ñëw ci période boo xam ne wax dëgg yàlla Sénégal dafa naat c'est que naat na naat boo xam ne bu fekkee ne dal nañ ku ci nekk di nga ci gis sa bopp te loolu mooy l'essentiel nan la ñuy def ba nga xam ne naataange bi fi nekk sénégalais bu nekk gis ci sa bopp ak naka la ñuy tànn képp koo xam ne kii am na mandute boo xam ne bu ñëwee ba toog du jël yëf yi dugal ci poosam dugal ci poosu njabootam day fexe ba nga xam ne daañu ko séddale ba ñi nga xam ne bugg nañu lekk naan xiif dootul am ñi nga xam ne dañuy bugg jàng ñu jàng ñi nga xam ne dañu leen bugg faj ñu faj leen loolu moom mooy indi jàmm mu ngi commencé ci lépp loo xam ne doomu aadama bi soxla na ko ñu jox ko muy lekk muy naan muy
électricité mooy les trucs de base ñaar ci lii nga xam ne mooy akam ak yelefam maanaam nga toppandoo la ba nga xam ni lii di dundam vraiment ak lii nga xam ne mooy sécurité physique am ñu def ko kii ma war la ko mooy naan moom nga ma fekk may lire c'est la charte du Kourkan Fouga la charte du Mandé xam nga lan la wax te foog ñu bàyyi ci xel énoncé 5 chacun a le droit à la vie et à la préservation de son intégrité physique ma relire ko chacun a le droit à la vie et à la préservation de son intégrité physique xam nga kañ la le 13e siècle du temps de Soundiata Keita bu ñu gis nit ñi di yor yat ak di dóore ak di dàqe ak di reye moo di li nga xam ne amoon na dans le Mandé au 13e siècle ñun sax topp ñu ko c'est-à-dire que ñun ci suñu bopp même bu ñu toppee suñu ay tradition mun nañu mucc waaw même bu ñu toppee suñu ay tradition ak li nga xam ne moom lañu suñu maam yi bàyyee mun nañoo mucc waaye nag nguur jaral la lu ne moom moo fi ne nguur jalal la lu ne kooku moom moo ñuy sànq. mu nekk intervention bu am solo xëy na fu ñuy daanele rek wax nga sànq ni li nga xamante ne moom moo am jamono ji moom moo di tiraillement du côté opposition bi waaye itam côté pouvoir bi mais tey jii nii lu ñu gën a seetlu mooy que ni li askanu Sénégal di bañ a dégg en tout cas ci mbirum politique moom mooy di troisième mandat bi la question sur le troisième mandat parce que président génn nañu laaj ko ci mu ne du ci tontu ni oui ni non la teg d'autres disent que ni suñu démocratie lañ bëgg a faagagal et donc dañuy jug pour xeex ko mais tey jii nii ngir ñu mën a am apaisement bi nga xamante ne nii moom nga jàpp ne acteurs politiques yi dañoo war a toog waxtaanee ko tey jii nii est-ce qu'il ne serait pas préférable ñu résoudre li nga xamante ne moom moo di question troisième mandat bi ngir mën a am apaisement bi nga xamante ne nii moom la ñu wax ñu tënk ko rek daal di tëj. troisième mandat bu fekkee ne dañuy toog di ko waxaat mooy dellu nañu ginnaaw bu metti xeex troisième mandat tax na ba nga xam ne am nañu ay 14 personnes yoo xam ne génn nañ ci àdduna te ba ñuy xeex troisième mandat ñun ak président Macky Sall mii ñoo ànd di ko def musuma dégg ni day def troisième mandat mais dégg naa ba tàyyi te kooku mun ngeen génne cassette nee na du def troisième mandat ni moom dafa bind mbir mi pour wax ne ñaari mandat rek lay def te c'est son dernier mandat loolu bu ko dekkali woon day baax kooku ci jamono ji ñu toll su dekkalee ne moom du ko def ci li mu waxoon ca la ne xam nga aussi problème bi ñu am mooy li ñuy wax nga ne kilifa joxe sa kàddu dellu gannaaw surtout ci ay enjeux yoo xam ne enjeux yii la ñu topp fi li nga xam ne moom la ñu war a def ci li ma gis troisième mandat tey mënatul am Sénégal parce que ñi bëggatuñ ko te troisième mandat idée limitation de mandat ci Senghor la commencé bu mu naan nguur kenn du ko ñiit waxtu woo xam ne kenn demul Senghor jékki-jékki ni man bàyyi naa nguur gi ba nga koy joxe waat ñu dem Abdou Diouf ñëw 99 moom ci boppam mais bi mu bàyyi dafa ne il faut que ñu respecter 2 mandats yi boppam mu ngi nekk secrétaire général ñu ni ko mais yow 99 da nga yëkkati génne woon mu ne génne naa ko mais bu doon tey dootuma ko def Ablaye Wade am na ay kii yu ñuy génne mu ni suñu problème mooy nguur ak xaalis xam nga président bu wax loolu te bëggoon def troisième mandat war nañu bàyyi ci nguur ak xaalis nan la ñuy def ba nga xam ne dina jël ay matukaay ba nguur ak xaalis du yàq réew mi nguur ak xaalis du indi fitna ci réew mi lu am solo la donc troisième mandat mënatul am c'est-à-dire que bu fekkee ne da nga jël pas-pas ni damay def troisième mandat di nga yàq réew mi fitna rek ngay andi troisième mandat fitna rek lay andi moo tax ma ni mënta ne waaw te loolu moom li baax li gën mooy président leeral mbir mi foofu ba pare préparer organiser ay élection yoo xam ne sénégalais yi ku nekk da ngay bëgg tànn fi nga jëm parce que sinon buñ ko defee rek du ñu xam fan la Sénégal jëm parce que bu xeex bi amee muy looloo tax ñuy dànkaafu ñaar yëpp dànkaafu opposition dànkaafu pouvoir parce que bu fekkee ne xeex nañu ba nga xam ne yëf yi màbb na mais yow ci sa bopp bés boo jëlee pouvoir bi doo mën a def dara
da ngay gën a yàq dina fekk ne dafa gën a yàqu mooy li xew Burkina tey ak yi xew ci yeneen réew yi Mali xam nga Mali man dama daan wax ak opposition bi mais xoolal fi mu teel en peu de temps mu am ñaari coup d'état donc Sénégal signaux yi nga xam ne mu ngi indi ci yu mel noonu la jëm kon il faut ñu dellu siwaat suñu xel te it loolu tam pour mu am nekkul ci président rek xam nga léeg-léeg président boo nekkee ci situation il faut que ñin ñi jóg ñin ñu organiser wu ñi nga xam ne mën nañu wax ñu wax su ko defee dinañu teel a arrêté lii nga xam ne moom mooy fitna bi nar a ñëw ci kanam donc artu ñi ko wax ak yéen xale yi ci ngeen bokk wax ko li ma wax sëriñ si ci lañ bokk du ñu bàyyi ba muy tàkk ñu naan leen kaay reen rek fay déedéet fii la ñuy commencé léegi sëriñ si ñi nga xam ne ñooy suñu ay kilifa mooy suñu wéeruwaay xam nañ leen ñu nga ne fee dañuy di artu imam yi dañuy di artu parce que Sénégal division yi am dafa bëri trop Sénégal yàqu-yàqu yi am dafa bëri trop autorité yi nga xam ne amoon nañu di wax ñu leen di dégg gëm leen lu ci bëri yàqu na loolu yëpp bu ñu ko xoolee il faut que ñu dal il faut que problème mu troisième mandat ñu régler ko une fois définitivement parce que lu am solo la bu ñu ko régler. jërëjëf monsieur Alioune Tine ñu bàyyi rek nga joxe say kàddu yu mujj. moo joxe. say kàddu yu mujj. kàddu yu mujj daal mooy il faut ñu bennoo waaw ci jamono jii ñu jëm fitna yi bari na coono bari na ñàkk bari na pour dund donc il faut vraiment ak menaces yi nga xam ne am nañ ko sur le plan géopolitique il faut ñu bennoo xool ñun ban taxawaay la ñuy am pour que fitna yi nga xam ne am na fi te yeneen réew yi di ko jànkonteel mu bañ ñoo dal ba pare it dañu yaakaar ci Sénégal de parce que Sénégal dafay def ay affaires yu extraordinaire donc comme dañu yaakaar il faut tamit ñu illuminer yoon bi nga xam ne mooy tax ñu génn ci panne bi nga xam ne c'est une panne démocratique lañ nekk ñu panne boo xam ne aussi société bi ci la nekk te loolu il faut ñu xalaat ko defar ko fekk xëy nan lañ ciy génne ñun ñu ngi ciy liggéey waaw ñu ngi ciy liggéey bu baax di leen gërëm di leen sant